Demain chez vous, Monsieur Mbaye Dièye Faye est avec ce soir Aram Touré Aïcha. C'est bien ça Chérif Diop jërëjëf tey moom exceptionnellement ni ma ko waxee woon au début de Soir d'info loolu la ñuy continuer waatee waaye man li ma si jaaxal tey moom dama doon wax sànq ne dañoo am ndaanaan te yëfi ndaanaan la def ndax naanaan gi moom la ñu xaar naanaan gi moo jël temps ndaanaan laa ngi doog a yegg si ñu ngi lay nuyu bu baax Mbaye Dièye kontaan ci nga nekk ci plateau bi ak ñun. ba jërëjëf Aram Touré Mani Mori. jërëjëf surtout Samori Touré. te ma commencé la waaw maa la ko wax waaw. yow sama Pierre nag daf may dingil bagage yëpp balaa may commencé. balaa ngay commencé bu ñu génnee foofu ma def si dara. waaw parce que xam nga li ma lay wax lay bañ nga daal di dégg ne waaw yow surtout buur nga surtout Samori Touré bi ñu lay bëggee nag. jërëjëf di la seetaan wax naa la ko sànq. ma mbégte teew fii ci heure bi ci jamono ji ci veille 31 décembre jàkkaarloog yow. bés bu màgg. bés bu màgg dafa am lu ma lay gisee souvent nga koy def si show yi booy ànd ak Youssou. mu nekk présentation yoo xamante ne dama xool sànq ba si yaa ma ne walaay naa xam sama bopp parce que nee na la star planétaire l'ambassadeur di lim di wax man nag mënu ma laa defal boobu mais non waaw parce que yooyu noonu ci say feem la bokk suba nag lan nga ñu dencal jërëjëf ba fi mu nekk nii àddunaa ngi ñuy xool di ñu seetaan muy téléspectateurs yi nga xam ni ñoom ñëpp ku ci nekk jël nga sa télécommande dóor muy Miroir du Sénégal. TFM télé bi nga xam ne dafa wër àdduna et nuyu ñëpp di ziar ñëpp nag ba am contentement jàkkaarloog yow comme li ma laaj mais li ñu prévoir nag dama koy wax mooy rëy na. waaw rëy na màgg na et mën naa bëggal doomu aadama yi xam nga nag comme ni ma koy waxee the king of African pop music. The king of African mbalax music Mr Youssou Ndour le président Youssou Ndour laay wax le roi de la musique sénégalaise mais le patron de la musique africaine tey foofu lay daan. waaw le patron de la musique africaine accompagné de son super étoile 45 ans ou 46 ans de carrière du ñaari fan. du ay caaxaan. ba moo tax nag suba yaa dañu yàlla may ñu yegg suñu sago fi mu ne ñu ngi nafar maanaam ñu ngi ubbi waat téere yi di ko xool maanaam di visiter waat répertoire bi fas yéene bégal àdduna. ñaata titre la ñu war a mën a xaar ñun. yee grand bal lañ wax guddi gi na continuer rek. waaw grand bal chez vous. moom mooy nit ñëpp kenn ku ci nekk boo reeree ba pare da ngay daal di pousse sa salon pousse fauteuil yi dem gauche yi dem droite. diggu salon bi nekk piste boo amee wu fa dóor ko sa télé am gros son. naka ngeen di saafonteeg ak téléspectateur yooyu bi lay yoon public bi ci këram la nekk. mais dafay mel ni naka lay demee dafay mel ni ngi ci biir kër yi xam nga taxaw di xool sa télé di gis Youssou Ndour super étoile dar ko dafay mel ni ñu ngi ci biir kër yi. mais dina am lu leen manqué xam nga souvent da ngay nekk ci scène bi. oui yéen a ngi joxe à 100%. oui des fois affaire yi neex nit ñi génn mouchoir. des fois affaire yi neex gars yi taal téléphone yi. oui waaw bi la yoon nag contexte bi moo extraordinaire. bon jërëjëf loolee yëpp nu ngeen ko nar a doxalee. bonne question xam nga bu fekkee ne da nga nekk professionnel benn nit bu taxawee sax mën nga ko tëggal mel ni da nga nekk devant 150 000 personnes. loolu moo tax Youssou Ndour ak Super Étoile bu ñuy def live télé dañuy dem ba jeex parce que pour ñun nit ñaa ngi taxaw suñu kanam am na nag ñoo xam ne amuñu expérience boobu. bu ñu gisul nit duñu dégager wu comme il le faut bu ñu war a joxe à 100%. 15% la ñuy joxe wala 20 mais Youssou Ndour ak Super Étoile yàgg nañ ko di def jóge nañ fii jël avion wàcc Japon jóge aéroport jubali télévision dóor benn morceau. jëlaat nelawaat xëy jël avion ñibbisi donc yooyu yëpp expérience la xam nga maa ngi la koy wax xam nga ku taxaw devant 150 000 personnes. oui am na léegi 30 et quelques années dootul affaire u caaxaan. moo tax boo gisee Youssou Ndour muy way live télé dafay mel ni public baa ngi taxaw ci moom et moom fi mu nekk public bi lay gis. suba te nit ñaa ngi xaar boo commencé xool ci plateforme yi nga xamante ne rek groupe Futurs Médias am na ko da ngay gis déjà nit ñaa ngi commencé ku nekk di wax yëg-yëg bi mu am ku nekk ngi yàkkamti également di xaar li nga xam ne moom lay indi suba man daal soññ naa jéem naa wax naa ba sonn. soit du nangu ma wax te xam naa ne yow doomu wax da ngeen ñuy dencal kon surprise bi lay doon. waaw mais xam nga Youssou Ndour nag moom surprise rek la surprise du neen la
lépp lu muy def ay surprise lay doon et demain bu soobee yàlla gars yi daal dinañ gis loo xam ne bu ñu xëyee dinañ ko mën a waxtaanee. tu vois parce que grand bal chez vous la ñu wax ah grand bal chez vous bokkul ak esprit fii tey. non fii tey romb na. fii tey romb na fàtte nañ ko fi mu ne grand bal la ñuy wax li nga xam ne moom moo doon xew Bercy xew fii ci CICES moom moo nar a xew demain ci TFM. naka la Super Étoile di def pour di réinventer wu chaque jour di génne yu mel nii parce que contexte bi ñu nekk dañoo gis ñoo xamante ne bu doon course la. du question damay tooñ. mais am na si ñoo xamante ne xoox nañ ci yoon bi ndax Covid bee ko waral. mais Super Étoile dafa nekk di réinventé wu di génne chaque fois bu génnee mu nekk loo xamante ne dafa mel ni yéen yëgoo leen sax corona. ba ñu dellu sant yàlla ci question boobu bi mu ñu mayee sax ñu fekke ko di ko nettali et ñaanal ñi nga xam ni ñoom la ci seen bakken dem ak ñi mu dal yàlla nañu wér ñi mu dalagul yàlla buñ ko am. dañ koy nangu mu dal suñu kaw. maa ngi tooñ sànq ku ci mel ni Mara Dieng ak Bamba maa ngi ko naan dommage. mais le 31 décembre wala le 1er comme ni ñu ko tàmmee woon di jox nit ñi entrée Youssou Ndour ci kaw scène bi. accompagné de son Super Étoile Mbaye Dieye Faye dar ko fële Ndeka Ndour boosté son bi public bi yuuxu corona dee. waaye day na dañ ko doon rey parce que boobu yuuxoog benn boobu son. ak boobu dégagement mu koy dégg dafay jóge te dina fi jóge mais Super Étoile ak Youssou Ndour c'est vrai moom mooy li ma lay wax rek c'est des professionnels secret bi professionnalisme moom mooy secret bi boo xoolee li feebar bi am yëpp ñu ngi joué ñun ñu ngi répété di doon xaar yegg si ci fin d'année pour bëggal àdduna boo xoolee sànq maa ngi gis image yi nga xool nit ñi ni ñu kontaanee. bëgg namoon nañ ko yàkkamti woon nañ ko mais dinañ ci yegsi moo tax nag waa ji ne comme moom day xalaat rek te bëggal askanam moo ko tax a jóg dëgg la doon dara ci sa réew baax na mais doon ko fépp moo gën. dafa am loo xamante ne moom la ñuy gis maanaam day pare mu taaru rafet liggéey bi ci ginnaaw. man damaa bëgg ku ma wax ndax Youssou dafa metti ci liggéey bi ci répétition yi ci sonal nan lay demee parce que suwaa du sànq dama ko wax mais daal affaire du waa grand waaw mais xam nga Youssou Ndour ak Super Étoile wax na ko benn bés académie la bu fekkoon ni dañ koy natt ci armée ñu ne ay maréchal lañu parce que wax naa ko sànq gi nga looy gis lu ne te àndul ak professionnalisme non am na lu manqué tu vois donc Youssou Ndour ak Super Étoile liggéey bi duñ ko fowe boo ñëwee répétition day ànd ak discipline et puis c'est des musiciens yoo xam ni ñoom ñëpp ay kilifa lañu sunu ma benn doom daf fay seetaan sunu concert mi ngi taxaw ak Riche Niang suma rakk ma koy féliciter de passage ci ngénteem li bébéem bi yàlla na ko bébé Ismaïla yàlla na ko yàlla may bu dund ba mu fekkee njëriñam mook jabaram Maawa et xale bi ñu pare Riche demee nettali ne ma diw bi mu leen di seetaan ñu taxaw daf leen di xool mais dafa ne xoolal sunu kilifa yi ni scène bi ànd ak discipline bu doon ñun la kii jaar na fee kii jaar fee kii jaar fee kii jaar fële mais da ngay xool seeni Super Étoile boo gisee nit du tëb rek yéeg suñu scène. waaw non du ko def. am na organisation. waaw même buñ ko waxul du ko def parce que dafay xam ne ñun caaxaanuñu dafa am discipline bu am ci kaw scène bi. dafa am leader muy Youssou Ndour ak Super Étoile tu vois moo nekk ci kanam d'habitude ma wax ko musiciens yi may leen seen leader bi nekk ci kanam jox leen ko cër. oui tu vois et boo xoolee Mbaye Dieye Faye ngay gis mu génn bu sawaay replier moom mu génn. waaw parce que liggéey bi noonu lañ ko tegee boo musicien Super Étoile ah non chapeau dañu nekk ay professionnels yaru ba pare doon ay kilifa. tey boo doon def ab bilan. ci li nga xamante ne jàll ngeen ko. ci 40 et quelques années. oui di liggéey ci Super Étoile
bilan bi naka lay tëddee. mais dafay rëy trop fi mu nekk li ngay wax ni yëpp man maa ngi rewind cassette bi. waaw commencé naa wër parce que Étoile ni ngi ko créé en 1981 ba 2020 ñaata at la. te je touche du bois tey lañu gën a nekk ci xolu doomu aadama yi man damay wax naan su ma génnee sama buntu kër damay mujj sax jommi parce que damay sama loxo bi gauche day tàllal nii rek droite di tàllal nii rek nit ñi di ñaan. ba ci yoon bi nii et liggéey bi ñu def xam nga liggéey boo gis te àndul ak constance dafa am luy manqué et Youssou Ndour ak Super Étoile li ñu liggéey presque 40 ans kenn mënu ko xayma. waaw mais nag lépp ba tey mi ngi tegu ci yoon. dafa am loo xamante ne souvent xëy na. suñu artistes yi wala suñu ndaanaan yi. duñ ci faral nit ñi bokk. di ci bàyyi xel di ci jàng. est-ce que tey projet la. ci Super Étoile ci li nga xamante ne jot ngeen ko def. mu nekk lu ñuy tënk moo xam téere la. moo xam vidéo la moo xam film la. boo xam ne dañ koy def ci li nga xamante ne daf ngeen ko def comme jaar-jaar. ci 40 yooyu noonu. mën ko jagleel askan bi bu ko defee ndaw yi jàng si. bien sûr mës naa wax Youssou ne ko dommage bi ñuy démarré muy créer groupe bu ñuy wax Super Étoile muy bii ca jamono yooyu boobu télévision yi bari wuñu et foo daan dem fu ne caméra du la topp téléphone comme nii def léegi daal di filmer léegi sànni amul woon mais mi ngi ci bopp yi nag. tey jii buñ ko bëggoon xel li def ko livre wala ñu def ko ay vidéo am na ay vidéo mën nañ ko parce que dama lay wax artistes yi mag yaa ngi fi bari nañ fi lool mais képp kuy def musique ci réew mi ñu toll Youssou Ndour sa idole la. yaa ngi xalaat mel ni moom wala sax nga dépassé ko mais dépassé ko nag dina ma xaw a jaaxal parce que il faut nga nekk sa réew ba pare ñu xam la partout dans le monde. et loolu boo bëggee nekk def tey dama leen di jox benn conseil boo bëggee def carrière internationale da ngay démarrer waat à zéro. surtout ndaw yi. ah oui parce que tubaab bi pour mu jaay la ci tubaab yi day mel ni yaa ngi doog a commencer. parce que par exemple boo nga xool wàcc ci dëkk 500 tubaab xamuñu la il faut nga démarrer waat à zéro et léegi ñoom buñ la téye sax war laa fay da nga naan est-ce que kii yabuma fekk déedéet. sa réew xam nañ la ba pare léegi nag da nga war a jóg pour defi carrière internationale da ngay jógaat mel ni kuy commencé waat ba seen mimara. am manager boo xam ni moo mën a wax ak tubaab yi moom moo dëkk ak ñoom après loolu yëpp nag boo demee ba def ko ba ñu xam la mën nga ñëw nag daal di nag teg sa ay manager yoo xam ni. ak tour manager. par exemple tour manager ni ko xam bariwuñu bokkul ak manager mën na toog ca dëkk ba. toog Sénégal tour manager bi di wëndeelu di ko rendre compte moom mooy yeete mooy wax heure de départ mooy wax heure concert mais artiste bi day ànd ak discipline. jox cër kooku. ma taxaw ci lenn. bi la yoon dañuy bàyyi Youssou de côté. ñëw ci Mbaye Dièye. waaw Mbaye Dièye ci plateau Mbaye Dièye ci scène chaque fois fu muy génn. lu ñu dessiné la mu leer mu nekk schéma boo xam ni leer na si boppam nii laay doxalee bu ma yéegee wala fee mi noonu lay ñëwee. waaw jërëjëf loolu ma wax ci Youssou sànq dinaa ko wax ci Mbaye Dièye Faye ci xale yi wax fa dëgg yàlla sama doom yi sama rakk yi ku ciy tëgg sabar yor micro Mbaye Dièye Faye sa idole la. parce que avant amul woon da nga daan tëgg rek mu ñëw teg sabar teg micro rangale. bu woykat bi waxee mu tontu ko créer ambiance tu vois Mbaye Dièye Faye dafa nekk ci deretam man dama judd fekk ay musiciens suñu kër. d'accord. muy sama kër yaay suma côté papa ma fekk fa ay artistes yuy def théâtre donc dama ko am ci deret et bu ma waree jóg nag pour yéeg ci kaw scène bi foofu nag. beneen affaire la. affaire yi daal day ñëw. yee foofu beneen affaire la parce que dootul Mbaye Dièye Faye rek kese. parce que xam naa ni moment boobu war naa yéeg ta bu ma yéegee ci kaw scène bi bu ma nee am na koo xam ne nag war naa ko woo
te moom buy waaj a yéeg ci kaw scène bi war na fekk public bi di bax. dëgg la. te maa ko war a baxal ba gestu jàkkaarloog moom nan ko soog a diggee biram jigi sàmm la turam ba sant su ko paate sàmm la gànju leen si réy sa maam. non tey soit des fois neex na parce que lii moom. mosu fay am soit des fois sax tey dañuy feetu. ndax waajal grand bal. mais dinaa taxaw fenn parce que xam naa su ma la toppee. ngay wax si grand bi. oui duñu pare. non duñu pare waaw duñu pare mun nañ fi fanaan. c'est ça te waa Rési dañoo doy waar. dañuy jékki-jékki rek daal na pare ngeen. waaw gis nga. ñu taxaw fenn foo xamante ne loolu du ñàkk xam naa gars yi dinañ ci kontaan loolu. muy. dañuy woowee Mbaye Dieye Sugar Daddy di laajte son secret la moo tax il paraît toujours jeune macha allah nekk na loo xam ne impressionné nit ñi hygiène de vie la secret la lu xew comment Mbaye Dieye fait pour que saa su nekk bu ñu ko gisee mi mel ni kuy doog a am 17 ans. waaw moom laa je touche du bois léegi rek sànq maa ngi taal sama téléphone déglu benn message boo xam ni sama benn xarit la boo xam ni mi ngi waa Gambie la mais ma nga Atlanta wala Atlanta wala Washington muy yem Bombay xam ni suma kër Anta Yacine Diop Diané ma déglu message am mu ne ma xay man daal mere naa la nag ndax suma birthday romb na te dégguma la. yem Bombay happy birthday to you may déglu mu ne xay man de dafa am ñu maa laaj sumay xarit naka ngaa def ba doo màgget ba bon yàlla la moo ma def ni ma def beneen bi no stress. man duma tee stress suma bopp léeg-léeg ma ne nit dama am benn kees boo xam ni no stress laa ci bind bu stress ñëwee rek fa lay jubali ma tëj ko bu feesee ma këpp ko beneen bi damay nelaw nag 12 heures wala 14 heures de temps par jour. beneen bi su ma tukkee rek laay jël petit déjeuner. beneen bi mën naa añ 19 heures nit loolu nag dina jafe de pour gars yi topp ma mën naa añ 19 heures te duma grignoter. d'accord duma sonal suma estomac. beneen bi tamit du lu ma jël rek diw sama kanam. non suma kanam diw du ko laal pour commencer tu vois. xam nga dafa am ñu di dem ci régime bi loolu lay xalaat ñu xam ne li ngay wax na leen arrangé. mais c'est ça jaaxal na sax suma waa kër wax fa dëgg yàlla diw mën na laal feneen si suma yaram mais du laal suma kanam et beneen bi tamit xol bi le cœur xol dafay happy. dëgg la. man bon xaw ma nag ndax peut-être mais pour nit gis ma te du gis suma ay bëñ. non raar na waaw parce que kanam borom dafa war di reetaan pour kanam gi naay. mais kanam boo diwul nag nan nga siy def. waaw mais non diwuma ko. nan nga koy bàyyi. billaay du ma diw. sànq bi may dugg gars yi ngi naan ma verre yi est-ce que mën naa bañ a dugg may leen déet il faut ma dugg. waaw ay mbir si la bokk. waaw yaa ngi dégg et nit ñi vraiment dañu baax rek sénégalais yi te mbir mi nag sénégalais yi loolu rek moom mooy seen question naka lay def mais ni may def daal. mi ngi noonu xam nga donc mais di waaw Sugar Daddy xale yaa ngi naan Sugar Daddy tu vois doy na waar et dinaa ñëw sax ci Sugar Daddy boobu xam naa ci kanam fii ak quelques kii rek dinaa leen indil benn Sugar Daddy boo xam ni nit ñi di mën nañ sax nag di gis seen bopp. di nga ma jeexalee xanaa dara lu neex balaa maa dem. waaw di ma lay jeexalee le moom mooy ñu ngi ci yegg nag. non waxuma ay wax nii non wax da ngay maye dara benn expression wala benn feem wala dara loo ñu bàyyil sax soit des fois tëjee ko ak note bu neex. li ma leen di tëjale moom mooy benn nit du ma tudd sax ndax naan olof la wala séeréer la wala joolaa la wala pël la wala kii wala waaw benn nit doomu aadama la. Youssou Ndour lay tëgg mësul seetaan Youssou Ndour. te il faut que mu seetaan Youssou Ndour te nit ku ci nekk benn ticket rek nga war a yor pour yow mais moom dafa jënd fukk ñu laaj ko lu tax nga jënd 10 ticket mu ne pour buñ ma ne baaxul rek ma joxe benn ba bu may dugg ci biir di jàkkaarloog ci Youssou Ndour donc foofu daal lay tëjee te wax ni Youssou Ndour et le Super Étoile vous donne rendez-vous nag demain na ñëpp taal seen télé. parce que grand bal la ñu wax. te sañse.
te sañse solu leen comme bu ngeen di ñëw solu leen ba rafet jàkk toog seen salon reer bu baax ñuy invité seen i xarit invité seen xarit jàkkaarloog seen télé mel ni Youssou Ndour a ngi seen biir salon accompagné de son super étoile et ça va encore chauffer li ma leen di wax moom mooy affaire de grand la et grand nag bu ko yàlla defee nit ki day def affaire grand jërëjëf donc rendez-vous sur la TFM le 31 décembre Inch'Allah avec le maestro The King accompagné de son super étoile je vous l'avais dit et maa ngi leen koy waxaat pare leen. jërëjëf Mbaye Dieye Faye kontaan nañ torop ci am la ci plateau bi di wax rek comme ni nga ko waxee léegi na gars yi xaar suba ndax xam naa ni. comme niñ defoon ci fii tey bi rek buñ ko fa tegaatee duñ ko regretter. léegi ndax dina am solo. fii tey suul nañ ko. waaw beneen bu bees la. grand bal chez vous. boo xamante ne dina doy waar. partout dans le monde. Très bien, merci beaucoup et merci également à ceux qui nous suivent. On termine juste par ceci, l'ouvrage de notre confrère Ibou Diouf, programme des télévisions au Sénégal, le Wolof en acquis et le français pour s'ouvrir aux autres. Un ouvrage à lire parce que franchement, il intervient sur des questions qui touchent notre milieu, le milieu des médias et qui nous interpellent en tant que journalistes. Am naa droit man itam mu defal ma dédicace. Franchement kontaan ci trop parce que xam naa ni def na ko avant cérémonie bi nee naa ko bii moom foog ñu fexe jaarale ko soir d'info moom itam mu ñëw en tant qu'invité bu ko defee ñu débattre également ci li nga xamante ne am na solo nit ñi mën ci jëlee njàngat. On vous donne rendez-vous demain inchallah, vous le savez, discours à la nation bu chef de l'État, mais bien avant cela à 19h retrouvez-nous en direct avec la rédaction pour un plateau spécial pour qu'on puisse échanger également sur l'année 2020. Excellente soirée.